juróom benn téeméeri million ci xaalisu CFA la Djibril War wax ni kon moom la Moustapha Diakhaté détourné ca pencum ndaw réew mi di assemblée nationale Moustapha Cissé Lo ne loolee kon tuuma yu rëy la te it war nañ koo lijjanti ba mu leer Cissé Lo yokku ca ni kon dàqul benn yoon président Macky Sall jële ci moom poste bu vice président bu dul ni kon lay xew ca assemblée nationale da koo lijjanti ba mu leer ci conseil des ministres du démb bi sax ci le président Macky Sall adopté projet de loi buy criminaliser viol ak pédophilie Ami Sakho bokk ci association des femmes juristes nekkoon loolee faaw mu ànd ki mesure d'accompagnement moo nekkoon gànnu 9-11 di ngeen ko dégg ci biir Midi Culture maître ma soxna kan bu SOS consommateur nee na li ministre du pétrole et des énergies diggal directeur généralu Senelec rafetul te it kon moom nday mbilu googee keroog ba mu doon amal janloo ko taskatu xibaar yi bëri na ca la mu doon wax dara nekku ca dëgg tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre àdduna wërngal këpp di ci màggal wàllum jur gi di élevage tax kon sunu reporter demaloon nu ca fora ba nekk ca Diamaguène reportage bi tey ñuy waxtaane sedd bi dugg si ak ñi nga xam si daanaka bala ñuy sangu faaw ñu tàngal ndox li mbokk yak leneen buñ ci noppee dañ ci boole ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jaglele aada ak cosaan mu gën caa fës kon musée du ciel ouvert de Damel mi nar a fésal li nu duppee Tambambalu ca 8e édition de parcours cuuraay itam ak ay ngëneelam dinañ ko waxtaane ci biile jotaayu xibaar Mari Ndiago nekk koo xam si nit la ku mën a toppandoo waate moom it ay mbiram dinañ ko gëstu nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal ak Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck nuyu naa mboolem ñi ñuy bàyyi xel ci 99.4. mi ngi noonu na leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak kàddu yi Djibril War yëkkati teg ko ci kaw Moustapha Diakhaté. loolee nag ca Facebook la ko daal di fësale xam leen rek Moustapha Diakhaté ba mu nekkee président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daanaka nag lubal na lu toll ci juróom benn téeméeri million ci sunu ko koppar moo tax nag ki nga xam ni moo di Moustapha Cissé Lo ñaawlu kàddu yu ni mel nee na bu fekkee loolee am na yoon def liggéeyam ngir rek indi ci ak leeral waaye nag bu fekkee ay tuuma la lépp daal nañu ko leeral kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati ca Abuja ba nga xam ni fa la nekk jokkoom ak Serigne Saliou Seck. dama xaw a tiit ci Sénégal bëggaat it sunu justice ñu xoolaat ko ndax du nit lu ko neex rek da koy wax te la muy wax du mën a ñëw leeral ko ndax dégg naa coowul ñu naan Moustapha Diakhaté détourné na 600 millions wax jooju rafetul wax jooju neexut a dégg ndax buñ ko waxee rek bu dee assemblée lañ ko détourné Moustapha Niass war na ci tontu man war naa cee tontu ak membre de bureau yi ak ñi nga xam ne ñu bokkoon nañ ci conférence su bureau ndax lu toll ne assemblée bu ñu fa mënee détourné ab président groupe parlementaire 600 millions te 600 millions yooyu mënuñoo wax ci ban kees lañ ko jële lu ko taxoon a jóg ak ki ko détourné nu mu ko détourné loolu vraiment war nañ ko xool te maa ngi interpeller le président de la République Macky Sall di interpeller Moustapha Niass di interpeller le ministre de la justice pour affaire boobu ñu leeral ko pour Sénégalais yi xam 600 millions yi lu ko taxoon a jóg kuñ ko jox en tout cas man maa ngi koy doog a dégg te am naa ci responsabilité. may ñaan président Macky Sall moom laa àndal jàppale naa ko ba mu am deuxième mandat jàppale woon naa ko te danaa continuer di ko jàppale mais bu demee ba wóolootuma amatul ci man confiance pour yii question essentielle ñu toog wax ci ñu mu déglu ma jël décision xanaa nuñ neex la ñu yore réew mi justice beeg lépp lu leen neex lañ ko yore képp koo xam ne far na ci di tàccu ñu jox la promotion donte lee da nga doon saaga démb Macky Sall contrôle ko dañ lay jox position yu baax ñi xeexoon d'accord ñu woon ci Ablaye Wade def ñu teg leen à côté bu boobaa na ma dindi ci vice président bi bàyyi ma sama député simple ma nekk député bu koy jàppale. du ma am responsabilité ci li ñuy def mais li ñuy def assemblée ànduma ci niñ koy gérer ànduma ci bu dee dafa am 600 millions yu ñu détourné te Moustapha Diakhaté détourné ko am na ku détourné kon ay milliards assemblée nationale nañ ko leeral loolu moo gën. mu nekkoon kàddu ya Moustapha Cissé Lo mu yëkkatee ko kon ca Abuja ga mu nekk ngir mbiri CEDEAO foofee kon la jokkoo ak rajo King FM ñu wax kon ci président Macky Sall mi nga xam démb moo doon jiite conseil des ministres foofee tamit fa la ñu daal di adopté projet de loi buy criminaliser viol ak pédophilie. ma nga noonee ñuy àgg ci xale yu ndaw yi nga xam ne ay tuut tànk lañu wala sax léeg-léeg jigéen képp ku ko defati nañ la teg daan yu metti bu jaree sax ñu tëj la sa giir gu dund nañu ko def mbir mi nu mel nag Ami Sakho bokk ci association jigéen ñi nga xam ne ay dañuy yëngu ci wàllug droit rafetlu na noonu mil mu ni mel ne nañ yàgg nañ koo xeeb waaye nag xeex ngir ñu am ko waaye li ñu bëgg mooy mu am ay mesures d'accompagnement kàddu yi la Ami Sakho mi ngi ko yëkkati ci seen émission 9-11. suñu boutique de droit boutique de droit boo ko déggee mooy makkaan yi nga xam ne dañu fiy recevoir population bi
képp koo xam ne dina am jafe-jafe si wàllu yoon et puis c'est gratuit kenn du fay dara. Actuellement ñu ngi am 7 boutiques fii Sénégal donc ci boutique de droit yi dañu fay def genre waxtaan yooyu donc fexe en amont ñu jéem leen a sensibiliser pour ñu moytu viol yooyu waaye bu amee élément de preuve ñu fexe ba bu mu leen rëcc waaye su amee ñu teel dénoncé teel ko wax pour yoon mën a jël daan yi nga xam ne moom la war a daan waaye ci projet de loi bi comme gisaguñu ko mais ñun dañu yàgg proposé ni même su nekkee criminalisé nañu le viol dañu dafa am loo xam ne ay mesures d'accompagnement la par exemple ki nga xam ni dañ ko violé kooku bu yoon defee liggéeyam ba pare dañ naan ki nga xam ne moom moo ko violé na ko jox ay ndàmpaay nit ki nga xam ne moom moo def acte bi il est insolvable c'est-à-dire amul koom pour mun a fay 5 millions pour mun a fay 3 millions pour mun a fay 1 million pour mun a fay 200 000 de ce fait alors que dommages et intérêts yooyu dafa waroon permettre victime bi mu jël ci en charge boppam jël ci frais médicaux def ci suivi psychologique am di kooku bu dee amu ko victime bi moom day toog sans rien ñun dañu ne nañ mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes nga xam ne état moo koy mettre en place. ñu jéglu kon mbokk yi ci qualité sonore boobule élément nekkoon Ami Sakho bokk ci femme juriste du Sénégal kàddu ni mel mi ngi koy yëkkatee ci émission 9-11 bi Kals doon animé ak rédaction bu King FM ñu woyal Midi Culture wax ba tey ci dogal boo xam si mi ngi bàyyeekoo ci président Macky Sall mu di kon yokku njëgul courant bi. ma nga noonee moo tax sax ki nga xam ni mooy maître Massokhna Kane bokk ci SOS consommateur moom naqaru na rek kàddu yi nga xam ni ministre bi yor wàllu ko pétrole ak énergie daal dina ko yëkkati jëmale ko ci directeur bu Sénélec mu bañ rek daal gestu pression bi nga xam ni population bi ñu ngi ko koy teg maître Massokhna Kane moom dafa jàpp ni Amadou Makhtar Cissé moom dafa rek jaar complètement à côté ci kàddoom yooyu le moom nag daal dina wax Pape Demba bi tey ak janook taskatu xibaar ya mu amaloon nee na daal mbooleem lu mu ca wax rek daanaka dara du ca dëgg maître Massokhna Kane la ñuy teeluy kàddoom. Discours bi mu wax ce matin c'est pas un discours de ministre c'est vraiment pas digne d'un ministre et ça nous surprend de sa part. am na droit nag soutenir directeur général Sénélec mais amul droit saaga askan wi saaga intelligence su askan wi comme ni mu ko waxee en disant entre autres que état bi n'est pas détecteur de mensonges bu ko neexee mais l'état utilise à travers des sociétés comme ay Sénélec ak yooyu des mensonges d'état te loolu mën nañ ko démontrer parce que directeur général bi argument yi mu servir je salue son courage au passage parce que il est monté au front donc maa ngi rafetlu li mu enfin ñëw expliquer askan wi ça a été laborieux d'abord mais boo dégloo argument yi mu yëpp boo ko épluché comme ni ma ko defee dans la presse travers tous les comptes rendus de presse ak ni mu ko waxee ci télé bi ak rajo bi argument yi mu utilisé yëpp amu ci benn boo xam ne bii fondé na infondé parce que dafa njëkk a wax ni que Sénélec dafa am contrat de performance ak état bi et que pour mu mën a respecter contrat de performance boobu il faut mu am ay ressources financières yu doy xaalis bu doy maintenant daf ni cours pétrole cours mondiaux yi moom moo tax dépense su Sénélec yi yokku et que dépense yi bu yokkoo dafay entraîner perte pour moom ma koy wax ni cours mondiaux yi li mu ci wax amul parce que wax na 2016 ni 2016 dëkk yu bari yi wër Sénégal ak yooyu dañu amoon ay problème ndax cours mondiaux yi c'est faux en 2016 cours bi dem na ba àgg moins de $30 di remonter petit à petit di def ay pic léeg-léeg mu wàcc léeg-léeg mu yéeg loolu mooy cours mondiaux yooyu ñuy accuser amul c'est un argument boo xam ni ça ne tient pas la route bu ñu ko analyser dinañ gis que argument boobu taxaw. mu nekkoon kàddu yi maître Massokhna Kane ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2019 àdduna wërngal wala sax fii nii ci biir réew mi di ci màggal bés boo xam si ñu ngi ko jagleele mala yi. ma nga noonee moo tax nag ca fora bu jàmm gën suñu naataangoo doxantu fa xool rek ñi nga xam ne ñoo yar jurge ak di jaay waaye nag ñoom la ñuy jànkoonteel bokk na ci ñàkkum kaaraange ñàkkum assainissement ak yeneen yoo xam ni loolu lépp tënk nañ ko jébbal ko Aminata Ba ci reportage. ay nag waxaale bu tar diggante sàmmkat yi ak client yi ñenn ñi di dàkk seeni jur ay jaaykat ngooñ wër leen ñu ngi fii ci fora bu jàmm gën. sàmmkat bi du turu Aliou Sol Thiaye ak xaftaan di ñu xam ne ni jamono ji seen mbaam maasewul ndax ay étranger yu fees ci seen bërëb bi. non liggéey bi daaw na dox gaa mais instant yi moom doxul comme ni mu war a doxee ndax ñun
bu njëkk dañ fi nekkoon ñun waa sénégalais di jaay mais presque ay étrangers yi ñëw nañ fi àndoon nañu dañ doon ñëw daal ci ñun ñu leen ñuy ànd ak ñun ñuy liggéey mais presque ñu ngi ñuy bëgg ëpp ci liggéey bi fi mu ne nii presque ñi ci gën a bari ci ñun ay seetaankat lañ daal. fora bu Diamaguène sàmmkat yi fay daani seen doole dañu jànkoonteel ay jafe-jafe Moussa Sow di secrétaire général bu comité gestion bu fora. sécurité amul fii chaque jour dañ fi tibal nag yi miir chaque jour ñu sàcc fi nag chaque jour ñu sàcc fii kii mais soo ko waxee du mujj fenn aussi tamit daral bi gis nga mbooloo bi niñ toll benn autorité nekkul fii ci biir te xam nga fi xaalis génne ay mbooloo nekk fa daje foofu sous région yëpp ñëw fi normalement def war a am police am gendarmerie ñuy xool seen biir su problème naree am mais kala yëpp ñu ngi fi nag muy ci wàllu race yi ci wàllu famille jarul may tudd tur. sàmmkat yi nekk ca fora bu Diamaguène di profito ci seen bés bi ñu leen jagleel tey jii ci biir réew mi di woo nguur gi mu yokkal leen kaaraange gi mu dimbali leen itam ci sàmmkat yi jógee ci bitim réew di fi ñëw ak tamit mu defaral leen seen fora. mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Aminata Ba yegg si nañu kon ci reportage bi tey ñuy waxtaanee sedd bi dugg si ak ñi nga xam si dañuy tàngal ndox. ma nga noonu am na ñoo xam ni daanaka ñemewuñu ndox mu sedd mi ba dañuy tàngal am ndox ngir man koo sangoo ñi ca des ñoom jàpp ni ngir seen wàllu ko wér-gu-yaram ndox mu sedd moomee lanu taamoo sangoo ay sa sàll. ñu fekk leen ñu toog di waxtaan ci seen biir. yàlla xam na noonu la. waaw. ñaari ndaw yu jigéen yi ñoom di xam ne ni dañuy tàngal ndox laata ñuy sangu. damay tàngal ndox dafa sedd am ñoo xam dañuy xamoon ndox bu sedd di crise fii. waaw man damay tàngal ndox seddaay mënuñu ko supporter non du may indi problème seddaay bu may ndox bu sedd bu may sangu bu may indi problème. sore lool gis-gis ak suñu interlocuteur yi ne xalaatuñu tàngal ndox te lii moo ko waral. parce que day yàq yaram te seddaay bi moom mooy loolu man yàgg na de ba seddaay bi commencé ba tey lu ma tàngal ndox. léegi bu ma sanguwee ndox mu set sama yaram yi day fireeku mais su ma sanguwee ndox mu tàng day tëj sama yaram yi nga xam ne dafa ma yeewu fajar rek day sedd ma doog a sangu te di daal seetlu naa ci sama wér gu yaram daal. soxna si toll ci juróom fukki at moom tàmbaleegul tàngal ndox waaye fas yéene na koo def bu sedd bi gënee dugg ngir wér gu yaramam. dañ ma ko mosoon tere ne ma bu seddee bul sangu ak ndox bu sedd parce que boo sangoo ndox bu sedd ak seddaay bi sa saanu mu war a demee du demee noonu mais fi mu nekk nii commencé gu ma sangu ndox bu tàng ci kanam tuuti daal. sedd bi tàmbalee dugg tax ñu bëri ne xalaatuñoo sangu te tàngaluñu ndox moonte ne mbir la boo xam ne mën na indi jeexintal nam ne ñu bëri bàyyiwuñu ko xel. jaajëf Aïcha Midi Culture 12h12. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. fay nañ la Kumba Ba ca Guinée Bissau la ñuy door a xibaaru bitim réew yi leer na ni José Mario Vaz toog na kon Domingo Pereira ak Umaro Embalo ñoo fa séene dem ca ñaareelu tour ba. kon ñaareelu tour dina am ci élection présidentielle ba amoon ca Guinée Bissau commission électorale ba ñoom daal dina ñuy joxe démb ci bëccëg gi résultat provisoire ya di kon résultat yi nga xam ne mooy yu négandiku yi ñeel élection bi amoon dimanche bi ñu weesu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre candidat bu PAIGC moom moo nekk ca bopp ba moom Domingo Simões Pereira moom nag dafa fas yéene ñu gën ko xam ci turu DSP mu fas yéene jàkkaarloo ak Umaro Sissoko Embalo moom DSP daal dinay am 40,13% ci voix ya kii di kon Umaro Sissoko daal di am 27,65% moom candidat bu Madem kon premier parti bu opposition bu nekk foofee ca parlement ba kon daal li ñu mën a jàpp ci xibaar joor mooy ñaari ancien premier ministre ñoom ñoo fas yéene jàkkaarloo ci deuxième tour ba ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum 2019 bi. ca boobule jamono ca république démocratique bu Congo gën gaane fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama di ay civil ñàkk nañ seen bakkan. ci beneenub massacre boo xam ni am na te ñu jiiñ ko kon force démocratique alliée yi ñu dippee les ADF mu ngi am ci booru Beni di gox bu nekk ci bët penku bu république démocratique bu Congo gën gaa néew fukk ak juróom-ñeent ci ay civil ñoo ñàkk seen bakkan ci xayma daal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama faatu nañu ci gox boobu di li ko dalee juróomi fan ci weeru novembre ak léegi kon nag bi nga xamante ni moom mooy songu yi mu ngi am ci ñaari fan rek ginnaaw ba ñu amalee ay manifestation yu metti woon loolu foofee ca Beni di ñaawlu kon lii di MONUSCO songu gi nag mu ngi am
ci gox bi nga xamante ne fukki kilomètre rek moo dox diggam ak base bu casque bleu yi nag ñoom ñooy soldat yu ONU yi joor nga xam ni kon nee nañu téeméer yi doomu aadama faatu nañu diggante 30 octobre jàpp tey ci fukk ak juróom ci ay cong yoo xam ne am na fa. ca Irak moom ab crise daanaka ca bët saalumu réew ma dafa am ba tax Bagdad daal di yóbbu ay takk der foofee ca wetu gouverneur ya. armée bu réewu Irak ñoom ñoo ko xamle tey ji ci alxamis gi ne dépêché nañu maanaam yóbbu nañu ay militaire ci province yu bëri yu nekk foofu ca bët saalum bu réew ma ngir nag ñu ñëw wallu si ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverneur ya ndax manifestation yi dafa tar loolu mu ngi gën kon di wëy foofu ci bët saalum bu réewu Irak nga xam ne gox la boo xam ne manifestation yi daal ba tey ji mënuñoo fexe ba mu reculer foofu te sax bi ci mujj bokk na si démb kon ci guddi si dañ faa nag taal ba mu jeex takk li nga xam ne moom mooy consulat bu réewu Iran bi nekk ci dëkk boobu ñuy tuddee kon Najaf gën gaa néew fukk ak ñett ci ay doomu aadama ñoom la ñu faat nee nañu ci balle réelle foofee sa gox bi ñu naan Nasiriya kon fii la ñu yem tey ci xibaar yi ñeel wàllu biti réew. jaajëf Kumba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di ñu soxna Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. fay nañ la Papa Madiakhate Sarr tàggat yaram kon beach soccer lañu koy doore rek kon gaynde yi tey jii ci ngoon dinañ rek amal ab jongante ngir mën a qualifier ci demi-finale ya. équipe nationale bu Sénégal dina fexe jàll ci demi-finale yooyu nga xam ne ñetti yoon yëpp yu mu dem ci quart de finale yi ngir jéem faa jàll mu njóot antu coéquipier wu Alseni Ndiaye yi nga xam ne moom Alseni Ndiaye di capitaine bu équipe bi daañu fexe rek ngir daan champion d'Europe bi di Portugal jongante bi bu juróom-ñetti waxtu toftale juróom fukki simili lay doon foofee fii ci sunum heure ci réewum Paraguay foofu lay compétition bi di amee ñaari équipe yi nag daañu dajewaat ginnaaw rek ba ñu laale woon ca Mundialito ci weeru août atum 2019 Portugal moo daanoon Sénégal juróom-ñaari bal ci benn mu doon benn défaite boo xam ne gaynde yi amoon nañu ko ci googule tournoi. leer na kon jàmbaar ak US Gorée ñooy tase final ci tournoi bi nga xam ne dañ ko doon amal ngir waajal saison bi ñu duppee ko challenge des champions. académiciens yu Saly yi maanaam waa jàmbaar yi ñoom ñoo fekki waa insulaire yu Gorée yi ci final ginnaaw démb ñoom waa jàmbaar ba ñu daanee ñaari bal ci benn ñi nga xam ne ñoo di waa Tëngéej FC ci demi-finale yi ci stade Alassane Djigo ginnaaw jongante bi nag Boubacar Gadiaga mi tàggat jàmbaar rafetlu na ndam li te wax na it ne solo si nga xam ne compétition bi amal na leen ngir waajal championnat bu Sénégal ñu teewlooy kàddoom. xanaa rek yàlla na ma victoire bi parce que tam Tëngéej FC tam équipe bu am kattan la équipe bu jéem a football dem bëgg football mais jiitu bu ñuy jiitu mun nañ ne mooy erreur ñuy def mais loolu kenn du ko ragal parce que li ñu bëgg a def fa lay jaaree il faut que xale yi def jumte ñu nangu ko après liggéeyaat pour rattraper erreur bi ñu sant yàlla bu ñu ci amee ba égaliser après ñu tolloo ak ñoom doole parce que doole bi mu ñëwee mooy ñoom bu ñu nee seen doole ñu indi football indi garder ballon bi bañ a dem xeex ak ñoom yàlla def sutura ba ñu am deuxième but bi gagné match bi loolu dafa ñuy yokk yaakaar ci liggéey bi ñu nekk xam na ni yombul waaw tournoi bi loolu rek jàngat mu ñu fi indi woon amuñu woon yaakaar ne ñëpp ku nekk final dañu boo ñëw rek pour xale yi jàng améliorer seen niveau football ba noppi am ci wàllu impact yi parce que L1 ak L2 am na différence ba noppi tamit boo ko seetee tamit vitesse bi moo ëpp ci L1 donc yooyu yëpp dañ ciy jàng xam nañu que ne championnat bi am na ay équipe yoo xam ne ñëpp doole fuuf waaye nag doole yemul ci kattan rek am na football am na xalaat ñun nag ci yooyu lañuy tàggat suñu xale yi mais nag doole ci la bokk mais il faut que tam xale yi jàng nangu jël ay coups continuer football loolu mooy doon suñu yéene ci tournoi bi loolu tam moo ñuy xañ nar a dimbale ëllëg ci championnat bi incha allah. mu ngoog coach jàmbaar bi di Boubacar Gadiaga laata ñoom nag US Gorée daanoon na Jaraaf bu Ndakaaru ñetti bal ci benn ba tax US Gorée ak jàmbaar ñoo war a daje ci final bi fas yéene am fanweeri fan ci weeru novembre bi ñu jëm ca stade Alassane Djigo bu Pikine xanaa laata ñu wëyal rek ba tey ci football équipe nationale bu Sénégal daal di wëy nekk ci bopp classement bu Afrique bi classement FIFA bi nga xam ne sànq lañu ko joxe. ñu daal di wax basketball ñeel góor ñi tournoi qualification olympique Sénégal xam na ñan lay dajeel. tirage au sort bi démb lañu ko amal équipe nationale bu Sénégal nekk ci groupe B bi ànd ceeg Porto Rico ak Italie jongante yi ñu ngi ko jàpp ca Belgrade ca Serbie juróom-ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 2020 équipe yi nag daañu fexe rek laale ci ay poule yoo xam ne lañ leen xaajale ñi gagné tournoi
événement yooyee am ci ñeenti dëkk ci àdduna bi ñoom ñooy qualifié ci Jeux olympiques yu Tokyo 2020 yi Serigne Saliou Dior Mbodj foofu la ñuy yem tey ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee di wax ba tey ci 8e édition parcours. manga noone ñu koy amal nag suba ci kon gaaw gi ci lañ ko suba ci àjjuma ji lañ ko fas yéene am fii ci Ndakaaru ci musée ciel ouvert Damel nekk ca diwaanuk Médina moo tax nag ñu bari dinañ daal di rek ñëw daal di participer ci mbir mu ni mel ñu daal di rek fas yéene daal di fësal li nga xam ne moo di tambaalu nekk nag loo xam ne lu am solo la ngir gën a jëmal lépp lu jëm ci wàllug aada ak cosaan ci seen diwaan Aminata Ba moo demoon ba foofule ca Médina. ay ndaw artiste nekk ci musée à ciel ouvert bu Damel ca Médina ñu leen di duppi waa Yaatal Art ñu participer ci 8e édition bu parcours ngir indi ci concept bu bees Mamadou Bouy Diallo di seen njiit. waaw si parcours bi ren suñu thème mu ngi tudd Tambambalu parce que dañu gis ni que parcours bi événement bu am solo la bu rafet mais dafa limité trop ñëpp si ay tour français la ñu am tu vois ay exposition français texte bi discours bi lépp c'est en français ñun nag ren dañu bëggoon delloowaat retour aux sources moo tax ñu def benn texte boo xam te ne olof la. te képp ku am catalogue bi te déggoo olof boo bëggee mun nga ko lire parce que defuñu olofu académie mais olof bu ñëpp mun a lire la. musée bu ñu yor li ko tax a jóg mooy fexe ba kenn du réeri histoire Médina. dafa amoon ay architecture yu yàgg mooy ay kër yu 1914 ak kër yu 1935 léegi nag kër yooyu yëpp dafa nekk di disparaître parce que léegi ak immeuble yi ak tout ça la xàmmeetuñu quartier bi quoi moo tax nag ñun suñu objectif mooy jéem a restaurer kër yooyu noonu parce que suñu histoire la te dañ ko war a préserver moo tax dañuy organiser ay exposition si kër yooyu 1914 ak 1935 yi. jiital waa Yaatal Art dañu xamle ni bëri nañ ay ambition. suñu projet mooy am benn rajo communautaire boo xam te ne dañu mën a sensibiliser ak artistes locaux yi nekk si quartier bi ak paa yi nekk si kër gi yëpp en même temps suñu événement yi def dañu jéem a sensibiliser aussi sur la migration si pollution ak si yeneen activités yu bëri dañ koy traiter. ñu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti membre ndaw yi dañu bëgg itam ba kuy yeewoo Médina mën a jote ci yoonu aar. jaajëf Aminata Ba ci boobule reportage beneen reportage bu ñuy waxtaanee ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan moo di cuuraay nekk mbir moo xam si jigéen ñi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax rawatina ci jamonoy sedd bi di ko def seen biir yi nekk ci kër yi wala sax ci toilette yi loolu tamit moo tax ba ñi ciy yëngu di ca gis seen bopp bu baax a baax reportage yu Dior Mbodj. waxtu sedd daal di tàmbali jigéen ñi fas yéene def ba mu baax yokk seeni arsenal de séduction lépp rek ngir bégal seeni borom kër 18h fekk ñu ci marché Savanel bu Pikine fii nag jënd ak jaay mi ngi takkarnaase lool rawatina ci bitigu cuuraay yi. noir beeg fii rek nga boole ko ñaari day tuuti am na wecc ko. soxna si moom jaaykatu cuuraay la ñu di ko wax docteuru jeeg ji xamal nañu yan xeeti cuuraay ñoo xew jamono ji. non fu mu ne nii moom cuuraay mooy dox moom bari na ndax am na nijaay pare na am na mokk poj am na bintu arab am na dégg daj am na lu may xaar tey ay nijaay tey teelal wàcc yëpp am na daal façon yu bari am na moom ay lëmbalu law bi am na parfum chambre tam yu ba Adja Séni Ndiaye Gawlo xamal nañu solo si cuuraay am. laa ilaaha illallaah day dundalagru barke sëñ Fallu Mbàkke cuuraay boo naroon a dee tey jii dana la yokkal say at ba nga dund téeméeri at yu teg fukk ak ñett kon yow xam nga goo xeetu cuuraay lan lay jariñ waay lu yokk fan kay kenn xamatu ca dara day dundalu fan kenn xamatu ca dara waaye li ma ci xam lépp bari na léeg-léeg nag boo toogee ba ci yàgg sa alaaji bu dikkee ba toog nga daal di koy taaj mu réer ba suur nga daal di koy xiimal ataaya mu naan su ko defee na nga daal di def li ma la waxoon rek jëlati ànd bi rek boyal ba mu boy nga maasale ba maasaloo rek nga teg ca rek gos-gosi dana xet dana ko xeeñ te du gi saxaar dana nooyi xet gu neex te du fat man de loolu laa xam ci xeet baax. bu ñu sukkandikoo ci Daado Lawbe cuuraay dafa am anam bu ñu koy taalee. cuuraay da ngay xam noo koy taalee nekkul da ngay xër rek muy sa saxaar mën ngaa dugg ci néeg mu xeeñ neex te du saxaar da ngay def sa ànd ba mu boy nga suul ko ba xal yi xaw a fay ba dóom bi rek des nga teg ndànk sa cuuraay muy gilli ndànk doo gis sax saxaar xet gu neex gi dama koy gilli man dégg naa jigéen naan sama jëkkër dafa asma sama doom dafa asma yooyu yëpp ay deuxième la mën ngaa taal sa cuuraay te saxaar
saxaar du jóg te cuuraay li day neex sa néeg day xeeñ saxaar si jóg doom bi rek na tàng nga teg ndànk sa cuuraay muy xeeñ lu neex. jigéen ñi taamu lool cuuraay ngir dàq xet gu naqari ci seen néeg rawatina jamonoy sedd lépp nag liñ ci jublu fexewaale rek ba seeni borom kër bekk waaye ak lu ci manti am nañu sóoraale ni cuuraay dafa am anam bu ñu koy taale ndax saxaar si mën na indi jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram. mu nekkoon gëstu bu yaatu bu nu Ajaratu Joor Mbodj defal jëmale ko ci mbirum cuuraay Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale ki ñuy woowee Marie Ndiago. Marie Ndiago nag daanaka moom toppandoo rek la man ab artiste la nekk fii ci Sénégal fan yi nag dafa daal di fas yéene soobu ci wàllu ko way moo tax Papa ma jaxate saa dikkaal na ci nataalam ñu teewlu ko. toppandoo ay baat fii ci réewum Sénégal daanaka ñu ko ci gën a mën barewuñu moo xam ay kilifa lañ ci wàllum politique. waaw maa ngi leen di nuyu di leen wax ne Omar Sarr dàq naa ko man Ablaye Wade. waaw man président Macky Sall nee na leen ngeen bay wax ci troisième mandat bi. wala ay baatuk xeet wala waaso yi nekk ci réew mi yëpp. man Fatou Diouf maa ngi leen di nuyu. asalaamaaleykum ballam samba yaasun mal balor yak yàlla sub kaan maadu lambaay mi salmini on fof kam kalɗo pullo wawi wonde kam hakkunde Allah noon ko pulla futa 100%. mane sarakule yigo sankare maa ngi ko nuyu yëpp. asalaamaaleykum man Amath Babou maa ngi nuyu mbokk Mauritanie yëpp. waaye Boubacar Sall di turam dëgg baat bi muy toppandoo te ñu gën ko cee ràññee mooy bu Marie Ndiago. buur maa ngi leen nuyu waxal lu leen neex rek. am na histoire bu mag bu nekk ci ginnaaw baat bi muy toppandoo. xam nga man dama dëkk ak ay njaago seen biir laa nekk njaago yi boot nañ ma njaago yi fab nañ ma ci njaago yi laa juddoo mais dafa am sam benn mère njaago boo xam ne ci moom laa jëlee voix bi moom laa doon imité bu doon xuloo dama ñëw di ko topp di ree am nga déglu voix bi di ko imité léegi moom buy xuloo sax man tam damay jël voix bi turu Marie Ndiago mu ngi génnee wàll. ngir soppi baatam ci lu bëri yoon ak ni mu yombee doomu xaar yàlla gi tàggat na ci boppam bu baax. xam nga ñu ci bëri damay faral dégg ñaan non kii dafa am don comme ni may changer voix yi nii dama ko liggéey nekkul loo xam ne dama ñëw rek commencé ko def. ni bañu xaalis bi fës bu reetaanee Boubacar bëgg daal di gën a fësal ay yëngu-yëngoom jaarale ko ci yeneen pàcc yu ñu ko xameewul woon. man maa ngi personnage yu bari xëy na Ndiago la gars yi gis mais incha allah dinañ gis yeneen ci kanam même ci côté musique incha allah dinaa génne lu raw li ma génne son Omar Pène bi lañ dégg mais dinañ dégg lu ko raw yàggatul te en même temps li may def dafa bari am na yeneen yoo xam ne maa ngi koy def même comédie français dama koy def. Marie Ndiago ak doomu ndeyam gii di buur muy àndal di xamle ne fii ak lu yàggul dara daañu leen dégg ci yeneen mbir yi ñu leen miineewul woon. am na solo Papa ma jaxate Sarr Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi tey ñuy dalal Dieynaba Sidibé. moom artiste la nekk ci africulture urbaine di yëngu ci wàllug slam daal dina dikkaat ci musique bi nga xam ne moo di slam jafe-jafe yi ci nekk ak en tant que jigéen na ko li koy dundee loolu lépp di waxtaan wu yaaw mu séq ak Ndeye Mati Dieng. Dieynaba Sidibé ñu gën la xam ci Zenix yow la ñu dalal tey ci Midi jigéen bu njëkk def liggéeyub graffiti fii ci Sénégal ba pare nga nekk tamit slameuse. maa ngi leen di jaajëfal. ngir rek ñi nga xamante ne réeré nañu kan mooy Dieynaba Sidibé lan nga leen di wax. man maa Dieynaba Sidibé plus connue sous le nom de Zenix nekk artiste graffeuse di def slam di évoluer association Africulture urbaine depuis fin 2007 début 2008 tey jii maa nekk seen chargé de communication. ndax mën nañu xam slam naka la dikkee. slam bi dafa nekk loo xamante ne nii maa ngi koo jàngee Africulture urbaine bi may ñëw graffiti moo ma fi indi woon mais au fur et à mesure que may ñëw di côtoyer le milieu l'endroit ci la ma Omar xamal lan mooy slam ci la intégré le club Carrefour Poétique au début c'était le slam diaspora léegi Carrefour Poétique la donc depuis lors maa ngi ci biir di def slam léegi ba tey ji maa ngi def slam en duo ak Sall Ngaari nga xamante ne ni moom mooy graphiste maison bi fii. am na ñoo xamante ne dañuy wax ne slam bokk na ci art yi gën a compliqué yow loolu noo ko gisee. man personnellement duma ci gis lu compliqué parce que dama koy def gisuma ni compliqué na gisuma ni metti na yëfi sensation la c'est-à-dire que da ngay sentir benn affaire nga bind ko am loo xamante ne ni bëgg nga koo wax bëgg nga koo partager nga bind ko mais à ta façon mais bu fekkente ne da nga nekk ci benn affaire nga ciy yëngu nga nekk ci mbir mi di ciy yëngu. dañuy gis ne genre milieu yu mel noonu dafay jafe jigéen évoluer ci yow en tant que jigéen naka nga koy dundee. boo xoolee milieu hip hop ak culture urbaine nekk na milieu boo xamante ne ni góor ñi ñoo ci ëpp jigéen ñi boo xoolee jigéen ñi ci biir da nga leen di woññe te ci activité bu nekk mais man nan laa koy dundee nan laa koy gisee bon tranquille quoi man dama jàpp ni que li may def man xam nga lan laa gëm compétence xam-xam ak li nga mën nga ñafe nga koy def. nga commencé en solo dem ba ci biir nga duo ak Sall Ngaari lan moo waral duo boobu. waaw bizarrement bi ma commencé solo laa doon demee dem ba ci biir man ak Sall Ngaari ñu xool xam ne que ni ñuy bindee ak ni ñuy slamee dafa méngoo genre ku nekk sentir moromam ci art
bi muy def ñu booloo def duo bi tudd duo Zenix ak Salingari album bi génnagul ñoo ngi nekk di ci liggéey ñu ngi tamit ci yeneen projet yoo xamante ne nii début 2020 incha allah dinañ ci gën a yaatal mais par contre tourné nañu lu bëri joué nañu ay spectacle yu bëri dugg nañ fu bëri foo xamante ne nii slam bi moom moo ñu fa dugal bu fekkonte ne rap bi rek duñ fa dugg. Dieynaba Sidibé ñoo ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. amoon kontaan te dalal la tey ci Midi Culture. jaajëfal ko bu baax Ndeye Mati Dieng Midi Culture dañuy jàll ci yéenekaay yeeg Serigne Saliou Seck. déegub janj du la teree góob ndax boo laalee janj ba xorondom ya yëngu mën naa yàq sam ngóob lu ni mel moo xewoon démb ca tribunal grande instance ba nekk ca Louga taxit daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu nettali la fa xewoon muy l'Observateur, L'As, Les Échos, Vox Populi, Source A, Enquête, Le Quotidien, Walf Quotidien ba ci Tribune yéenekaay ubbi l'Observateur journal Rue 15 angle Corniche démb ci àllarba ji lan doon àtte sëriñu daara bii di Cheikhouna Gueye te ñu waxoon ni dafa doon jéng ay taalibeem ca tribunal grande instance ba nekk ca Louga la doon xewe waaye nag du Xaadim Gueye dong ndaxit moom ak ñanu doon tuumaandool ak moom ñoom ñëpp a nekkoon ca biir kaaf ba muy Morlum Madial Ndiaye Yacine Diaw Mati Diako ba ci soudeur métallique ba doon suude càllale yeen doon jénge taalibe journal Futur Média bi ne procureur ba mu leen dégloo ba noppi li mu wax moo di nanu leen tëj ñaari ati kaso yu ñuy tëdd ñaari weer ya waaye nag ñeenti fan ci weeru décembre bi nu dëgmal la ñuy xam ba xam àttekat ba dafay dëggal procureur ba am da leen di bàyyi ñu dellu njañ gënu dëkk La Tribune ne kokki ak njañ ak la ko wër daanaka picc desu fa woon démb ñoom ñëpp defoon ni kaar ak i njaga njaay ñëwoon fekke si atteb Xaadim Gueye ak ñanu jàppandooloon journalu des médias bi ne bi ñu yegsee danoo wër tribunal ba tàmbalee yëkkati sikar ak i xasaayit su aane fukki kaamil ak juróom lan wàcce ca kanamu tribunal bu Louga lan fa yëkkati ci bëyiti xasaayit moom kenn xamul nu mu toll Vox Populi ne ci ak dal lanu nekkoon waaye nag bi nu génnee ne leen procureur nee na nañu tëj Serigne Xaadim Gueye ak ñi mu àndaloon ñaari ati kasul yu muy tëdd ñaari weer ya ca la jàmm jeexe ñii di daanu jël ak i jànjëri ña ca des moom fori xeer ak i doj di ko joor ca tribunal ba léegi ko ne mbooloo ma kay vitri tribunal ba ci boppam lanu toj te takk der ya fa nekkoon nag mën a luñ leen woon lu bëri journal bi yokku ci ne attekat yi sax danoo mujj tëju di bañ gaañe atteel seen bopp ba tax loolu merloo ba futu union des magistrats du Sénégal ba tax ñu ni faaw mbir mi leer su aane Xaadim Gueye may ndayi mbi ga ten wax moo doon ci àllale gone ya ba tax ñu téye ko ca biir kaso ba li mu wax démb bi mu doon jënloog attekat yi moo di ne mësul xam ne ba àdduna soso ba léegi ci njàngaleem alxuraan dañ ciy bañ taalibe buy daw ñu jéngu ko te nee na bu ko xamoon du ko masa def ci léese ko mu yokk ci ne lépp li mu def ak i taalibeem umpul benn yoon seeni waajur te sax biir na ko ni cofeel rek la ëmbal taalibe yu muy jàngal Vox Populi ne moom Xaadim Gueye cofeel gi ko waa kokkeek njañ ëmbal moo tax démb ñu def lu ni weng ca tribunal bu Louga enquête yéene kaay moom xëy fësal ci aw xëtam benn taalibe buy toll ci ñeenti at solub complète toog ñu jéng ñaari tànk ya journal ba boole ca di ko naqarlu ak di ko métti lu bind ci aw xëtam xonte di lu ruslu ba noppi yokk ci ne mbir la moo xam ni muy ngóor gi di way jur yi ñëpp ca am wàll oustaz Irandaw ci La Tribune yéene kaay ne moom sax dafa far jaaxle ndax nag ŋawtee gi ni ŋawtee sëriñu daara yi ci boppam lanu war a bàyyi ndax sëriñu daara yi defu nu tus te loolu mbir la moo xam ni yàgg na ci njàngalem alxuraan Irandaw tëj wax ji ni lu ni fàng kenn du ko jeex te réew mi am na fi mbir yoo xam ni moom lan war a waxtaane te bàyyi sëriñu daara yi muy mbiri dorog bi trian gi lëmbe dëkk bi ba ci faux billets yi loolu lan war a lijjanti te bàyyi sëriñu daara yi mbirum faux billets moomee kin ci mujjee tudd ba yóbbu ko kaso moo di Seydina Fall Bougazeli jabaram di Xadi Saane moo palmaanu puudaru boole ca takki wurus xëy toog ci xët wu njëkku l'Observateur di leeral ubbil journal bi yéene kaay Futurs Médias bi waxtaan wu yaatu la séq ak jabari Bougazeli ci la leen Xadi Saane waxee na mu fekkee borom këram ca biir kaso bu Rëbës wax na leen itam bés bi ko Bougazeli di waxe ci mbiri faux billets yi ba noppi xamal sama naataango yi ne leen Bougazeli faatu na waaye nag na ko tan yi bàyyeek njabootam te bañ koo lekk Xadi Saane li mu daaneeleeg Amari Gay bu l'Observateur mi mu doon seqal waxtaan dani ko sama borom kër di Seydina Fall Bougazeli ak guuta gi mu tàbbi terewul ne bu garab yi doon fàq suuf si jalaañoo itam moom lay wëy di nekkal te it moom lay wëy di bëgg. jaajëfal nañ ko bu baax Cheikh Saliou Seck ci li ci yéenekaay yu Midi Culture kon Serigne Saliou ñu jàll ci wàllu musique. démb wala barki démb la Youssou Ndour fesal album bu bees démb digtaloon nañ leen ci benn tayit dañ leen di dolli beneen yu la tudd album ba Grand Show la ñu teewloo. So
ni noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci midi culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj. jaajëfal naa la bu baax Cheikh Saliou Seck jaajëfal mboolem ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn. cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy léegi-léegi kon Laari Samb ak Fafa ñooy ñëw wóoyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.